asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci seen émission bii di ngoonal tey nag damaa kontaan sama kër ga ma xamoon laa jotaat. lewal ak deuxième. ca lewal ga ca deuxième ga ca troisième ga ca naanaa ga. ca Touba gaz ja. ndax daan naa am ay gan ñu naan ma alaaji ñëw naa fa ba dem waaye naanu ma ataaya. amatoo woon njëgam. tubaab daa dellu Paris. alaaj saa neex Samb tey yow laay njëkk a nuyu. sumal ma ci Touba gaz. waaw maa ngi lay fay. xam nga maa takkoon seen biir nag bañ a ataaya léegi. waaw. da ngeen doon bëgg yabaateeg yooyu. yow commencé woon fuuy. dégg nga waaw léegi nag mi ngi nii maa koy ataaya waaye alaaji maa ngi lay nuyu. fay naa la Samb. di nuyu bundu kàjjel. waaw ca domaine ñu ganna sa maram moo. te doo mën nu ganna sama maram moolo. waaw wax ko ca di nuyu gan gi. waaw kilifa gu mag gi bu leen zoomé ci moom comme niñ koy waxee. waaw kilifa gu tedd gi ñu am tey. waaw. waaye nag alaaji tey damay xuus. waaw. di nuyu sama ay nit ñoo xam ni. ndeysaan am nga ci droit. fii la ñu ne ci Yoof. waaw. ma ciy njëkkee Sira Shop Ndey Fall. waaw. sama xarit la. waaw ñu ngi leen di nuyu. Sira Shop. di nuyu Paris ak Dadi. waaw. di nuyu Cheikh Ibra. waaw. Cheikh Fall. waaw c'est-à-dire waaw kenn du moom. waaw waaye nag dama am sama benn xarit boo xam ne tamit dama koy nuyu muy Kor Xaadim. waaw Kor Xaadim maa ngi lay nuyu moom bu ma ko waxee rek dina ma nandu. xaar yaa ngoog kon nuyoo baa ngoog. xaar tur wa da laa réeroon. tur waa la réeroon. xaar waaw mais bu ma nee Kor Xaadim dina xam. xaar ñu côté dama ko doon côté. kon xaar nañu xaar. waaw waaye nag Ndeye Fall yow am nga chance tey du ma la yàq si la Shop am na chance. waaw Paris xam na li may wax. Sam bala maa ñëw si Ndiaye. waaw. Django tey rakkam la ñu yónnee. waaw rakam mënta ñëw mu yónnee rakkam. mu yónnee rakkam noo tudd. la yónnee waaw. Malick la tudd. Malick dalal ak jàmm ci ngoonal. Malick mooy lan ci alxuraan Malick am na lu muy teg. Malick yaa ngi xuus de. Malick day lay laaj yoo xam ne am na lu muy firi de. Malick mooy defe naa ku sedd ki. waaw Malick wala gaal gi rek. Malick yow mi diin daal am na moom. waaw Malick waaw. Ndiaye. waaw. nuyu naa la. di la fay di nuyu waa Sénégal. waaw. di bég ndax man bu may bégal doomu aadama rek sama xol day féex. ndeysaan. te ngoonal looloo ko yëkkati. dëgg la. loolu mooy suñu mission ñun fii ci àdduna. bégal xol yi. féexal xol yi. di ziar ñëpp. man nag am na ñoo waroon nuyu waaye man du may jaaxal su ma tollee ci plateau bi damay fàtte. da ngay fàtte. man looloo ma jaaxal dëgg man. la. waaw. waaye nag gan gu rëy. waaw balaa ngaa dem ci gan gi. waaw. waaw balaa ngaa dem ci gan gi bëggoon naa tamit xam nga ngoonal. waaw gaa yi ñu ngi ma koy wax. waaw. mu ne ñu xam nga lu tax mu am solo. da ngeen di am habitude di def ay introduction. waaw la. mënta ñàkk. temps yee. bëggoon naa def introduction. ci station yi ñiy jaay essence. waaw. léeg-léeg essence daf fay tuuru. gaa ñoom dinañ ci def suuf. waaw. benn bis ma ne waa ji yéen ñii di jaay essence bii. ndegam def ngeen fii suuf essence bi man di ma xeeñ ñii di ma déranger yéen di ngeen sol ay masque lu tax du ngeen sol masque. mu ni ma duñu sol masque. ma ne ko dinañ leen jox meew mu ngeen ni naan. mu ni kaas nañ ko ba sonn du ma tudd station bi ndax damay bañ ñu dàq waa ji. wala ñu vérifier ko. waaw. du ñu naan meew. du yoon duñ leen jox masque yu ñu sol. loolu du yoon. ci loolu ñuy noyyi. loolu du yoon. xam nga loolu tey suñuy doomi réew lañ. loolu dëgg la. waxaluñ ko suñu bopp ndax ñun ay client lañu. mais ña nekk ci station yi di liggéey. dëgg la war nañ leen waxal lool. dëgg la gis nga beneen bi Njaay. police. waaw. ak gendarmerie. ak douane. ak eaux et forêt maanaam ñëpp ñiy sol tenue. dañoo bokk ci ñi ñuy yiir. di aar askan wi. ñun buñ leen gisee. suñu xel dafa war a dal. dëgg la. mais ñun dañuy gis ku sol tenue. wala ku bokk ci ñuy sol tenue suñu fit di dem. du yoon. jaaduwul. jaaduwul. may ñaan ministre de la justice. waaw forces armées. ministre des forces armées. de l'intérieur ministre de l'intérieur. ak président de la république sax laay njëkkee. takk der yi nga xam ne dañuy civilu. dañuy ñëw engagé la. dal na ma dal na sama morom am na koo xam ne dal na ko ku ñu jegele du ma tudd turam day mel ni damay ñaan intervention te affaire yi mi ngi ci loxo yoon. waaw. ñëw rek ni la c'est la police. te du ñu identifié wu. du yoon. du brassard bu ñuy takk. du carte bu ñu lay wan. jàngaluñ leen loolu. lan moo lay wan ni policier la. mën na ne doo agresseur. ko xam mën na nekk agresseur. parce que ay nit a nga ko fiy def. dëgg la. nga daal di riposter. parce que doo wóolu. ñu dal ci sa kaw. ca kaye bañ lay bindal maanaam buñ lay defal. buñ lay procès verbal buñ lay defal procès verbal. waaw. dañ ciy bind ñoom la dal seen xel. waaw. bu ko defee boo demee ca kanamu procureur. mu fëgg la mandat de dépôt. nga fanaanaat.
maa day taali. bu la yàlla dimbaliwul sax nga am fa juróom benn weer. ëpp naa wax. yéen ñi nga xam ne da ngeen ñuy aar dimbali leen ñu ba nga xam ne bu ñu leen di gisee suñu xel di dal. wala ngeen di identifié wu ñuy xam ni yéen la. xam nga loolu saa li ma la ci wax mooy nañu appliqué li ñu leen jàngal rek. ndax defe naa ne police Sénégal. muy gendarmerie. jàngal nañ leen nag. Sénégal kenn gënuñoo rawle police kenn gënuñoo rawle gendarmerie. jàngal nañ leen. dëgg la waaye xale yi bees yi ñëw. waaw kay jéem a di appliquer. très bien lañ leen di jàngal. la mag ña jàngal ndax nit boo ñëwee am nga droit nag laaj ko say këyit. waaye moom it am na droit laaj la lan moo ma won ne policier nga wala gendarme nga d'autant plus que takkuloo sololoo tenue. barki démb lañ fi jàpp faux douanier. barki démb am na koo xam ne waaw doon wax ne douanier la. faux eaux et forêt faux gendarme. te du moom. mais agresseurs yi sax dañuy sol tenue léegi. waaw di la agressé. du yoon maanaam lu rafet mooy nga wane sa carte. te carte police wala gendarme ak seen carte waruñ ko jox sax nit ki. dëgg la dañ la koy téyel nii. nga liir. nga liir ba mu wóor na la ñoom la ñu dugalaat seen poste laaj la lañ lay laaj. Ndiaye mbaa police du la nangu yow. ah man nag damaa jàng police dama am xëy na man sama xarit du avocat la di. mooy gan gi ma andi tey. waaw bala ngaa dem si gan gi. gaaw leen ma waay. Ndiaye bala ngaa dem si gan gi. waaw ñëwal. defe naa ne minuit jot na dañuy souhaiter joyeux anniversaire. waaw. suñu xarit. waaw. suñu ñaari xarit muy Rosalie Kane. wallaay. ak Nabou Diatta. ndeysaan ñaar ñu baax. waaw ñu ngi leen di souhaiter joyeux anniversaire. happy birthday dund leen lu leen neex def leen. waaw Ndiaye koo indi. waaw Rosalie Kane moomu. waaw. xarit la ci ñun. waaw dëgg la. man la Marseillaise laa koy wax. waaw. donc tey bu nekkee bisam. tombeeg ñuy def ngonal. waaw minuit jot. waaw dañ koy souhaiter happy birthday. waaw di ko souhaiter. mbaa du yem ci yéen moom Rosalie madame Corto. mbaa di ngeen ma madame paas Corto. waaw paasal. waaw léegi nag xam nga li ma leen bëgg a wax. ci li ngeen paasoo ma de. paasal chambre. paas. waaw Rosalie joyeux anniversaire. ak Nabou Diatta. la Happy Marseillaise waaw. neexi ree mën a ree kenn musul gis sa mer waaye nag mère Rokhaya borom Dubaay sama xarit yow sànni naa la ko joyeux anniversaire du bàyyi. dugal gañe dugal Rosalie ak Nabou Diatta yéen a nga ca kaw léegi xam nga li may bëgg a dolli rek avant ma présenter gan gi. li ngeen wax noonu ci ñuy waxtaan ci c'est très important. ki nekk ci télé bi fii mi ngi tudd Sara Cissé. waaw wax na ma ko barki démb. waaw nee na ma da ngeen ko daan def bu leen ko bàyyi. parce que c'est très important. introduction gan gi maa indi tey. mooy li nga njëkkee sànq rek di waxtaan ak sénégalais yi. dëgg doo la ko dugg ci gan c'est important. gan gu rëy. waaw tey Ndiaye. gan gu am jom gan gu nga xam ne fierté la ci ñun sénégalais. waxal li gan gi def. gan gi damaa dem Paris. waaw. may dox ci les champs maanaam Champs-Élysées. tey Ndiaye bëgg nga nag Ndiaye yow. waaw damay faral di dox foofu. Ndiaye ak a bëgg Champs-Élysées. waaw dama koo bëgg. Ndiaye ba nga nekkee xale daanoo rêvé Champs-Élysées. xam kay. moom bu demee Paris rek Champs-Élysées lay dem. avion da daan romb may tari Fatiha pour dem Champs-Élysées. waaw. ma fekk ko ci cabinet bi. waaw. ci champs ya. foofu como du fa am cabinet. moom moomu. ma xool ko defoon ne sax xëy na ak ku juddoo France la wala ku juddoo foofu wala ku dul sénégalais. mu ne ma sëñ bi na nga def Jojo maa ngi lay seetaan félicitation sama xol neex ci moom. muy kilifa gu mag. di avocat au barreau de Paris. diis na. gros plan ma wax li may wax avocat au barreau de Paris. diis na. te doomu sénégalais la. am nañ ndam. di professeur de droit international fii ci université Cheikh Anta Diop. am nañ ndam. di candidat nag ci élection présidentielle yi ñu dem. attention waaw waaw. attention ndax moom mooy jiitu parti bu ñuy wax USL Union Sociale Libérale. war a mën a yor réew mi nag. ndax am na xam-xam bi. am na expérience bi. te nee na ma Sénégalais laa Sénégal ma ñor. Tine dalal ak jàmm. ñu mu loo bokk ak Moussa Tine. Moussa Tine de xam naa sama doomu bàyyi bu soree la war a. dëgg la war nañu bokk ba. waaw jeex na. Tine. Tine dalal ak Sénégal la nga lay déglu. waa tin ngeen baal ma nag si yéen ñett ñëpp sax bu dogee rek ngeen comprendre Samb déet tey la ñuy doog ataay bu mu dog. dama kii rek Touba gaz di ma waroon def na ko. kaaseen ale kilifa gi jox leen ko kilifa gi waaw. maa ngi leen di nuyu di leen sant. jërëjëf. di leen jaajëfal ci dalal bi. xarit nga. jotaay bi rafet na. ndeysaan kaddu yi fi jib rafet na. ndeysaan. dafa dalal suma xel. aussi ma am ci bànneex. toog fii ci simili yi di ñëw. jërëjëf nar sotti wante xel ak yéen. nar gindi sénégalais yi ci ay poñ yi nga xam ne mooy yu ñuy dund fii ci dëkk bi. voilà. kon man fi may njëkk ak kilifa gi. maanaam avocat la.
yàgg taxawu doomu réew mi di leen représenté. dëgg la. ah fi may njëkkee mooy. defe naa yéen a ngi fàttaliku 2012. waaw. coow la amoon fii ci diggante policier ya ak xale bu góor boobu ndeysaan. yàlla na ko yàlla yërëm ñu naan ko Mamadou Diop. waaw te ñàkkoon ci bakkanam. ndeysaan waaw. moom mii moo doon avocat wala ba bokkoon na ci avocat ya. bu ndam si yàlla si. waaw bu Mamadou Diop. waaw. kilifa gi. coow loolu bëri woon na lool ci réew mi. dossier gone googu di Mamadou Diop nan la mujjee. seen diggante la woon ak policier yi. ndax loolu lañ fi doon wax sax léegi nii. waaw loolu dëgg la. dossier bi juróom-ñaari at encore dossier bi mu ngi ci loxo yoon. parce que ñun lu taxoon ñu ne dossier bi mënta am négociation mooy 2012 yéen ñëpp yéen a teg seen bët ci li nga xam ne moo xewoon fii ci réew mi. ñu ngi fàttaliku dragon bi nga xam ne moo lëmbe woon Sénégal. yor ndox mu tàng jër dragon noir ba. yor ndox mu tàng jër. dragon boobu moo doon ñëw di xuus ci nit ñi. gaañ ñi ba faat fa Mamadou Diop. gaañ fa ñeneen. dama jàpp ni Sénégal luñ fa dundoon nekkul li nga xam ne da doon ñoŋeel suñu démocratie. nekkul li nga xam ne da doon taaral suñu état de droit. ma jàppoon ni loolu du leen li nga xam ne mën nañ ko bàyyi mu nax saay. il fallait que ñu won askan bi que ñoom ñooy doole ji. bu ñu jëlee doole ji ba jox ko benn corps muy police. police boobu dañu war a xam ne dëkk lu mu yëngu-yëngu daa am ay doxin. et que bu dëkk bu yëngu taxee nga def li nga xam ne yoon sant la ko. yàgg bés dina ñëw dinañ la woo. nga war a expliquer wu. loolu moo nekkoon suñu sensu démarche. pour que Sénégal ak lu ñu mën a dund ci yëngu-yëngu. loolu bañ ci ko tàmbalee moom mooy ba mu faatoo. papaam Mama Diop daf ma jël bëgg ma taxawu njaboot bi. ñëpp a ngi fàttaliku ba mu faatoo. amul benn politicien bu nekk woon ci campagne bi nga xam ne demul woon kër ga jaale ji. ba président Macky Sall mi nga xam ne moom la yàlla faloon. nee na Mama Diop que boo jëlul avocat porter plainte man dina jël avocat. mais comme àdduna day dox. ñu gis ñoom ba ñu faloo. daanaka kan la faatoo. Ablaye Wade place de l'Obélisque. rappel la rek. rappel waaw. wante maa ngi fàttali ni opposition. bu époque ba. ñoom ñoo yor nguur gi ñoo ŋànk nguur gi tey. ñoom Mamadou Diop ak yeneen sénégalais yi nga xam ne génnoon nañ ci mbedd mi. ba ñàkk ci seen bakkan. ñooñu dañu faatu dañu gaañu. parce que dañu gëmoon dëggutewu message bi nga xam ne leaderu M23 yi moom la ñu doon woote. wante yàlla def na ni ba ñu jotee ci nguur gi daanaka nekkatul woon seen priorité. man dama jàppoon ni ci ñi bokkoon ci combat boobu la woon. que bu ñuy xeex ak ñoom ba yàlla def li leen dal leen ci waruñu leen fàtte. loolu moo tax ba juróom-ñaari at tey ma continuer yor dossier bi. ba léegi jaarale nañ première instance. ñaari policiers yi nga xam ne ñoo doon dawal dragon bi yoon daan na leen. teg nañ leen loxo. yoon daan na leen ci nga xam ne moo doon dawal dragon bi yoon daanoon na ko ñaari atu kaso. yi nga xam ne da koy tëdd. waaw ci nga xam ne moo nekkoon chef de bord bi. doon xool ci caméra bi naan ko jaaral fii tournel fii kooku aussi daanoon nañ ko. ñetti weeru kaso yi nga xam ne du ko tëdd muy sursis ak amende bi nga xam ne da koy fay muy ñeent fukki junni. mais comme 200 000 policiers yi dañu jàppoon ni peut-être foog ñu def appel. ànduñu woon ci jugement bi. yoon moo leen ko may. ñu def ko. wante li ma jaaxal moom mooy dossier bi woote nañ ko tribunal. ci weer yi passé. li ma ci njëkk a jaaxal moom mooy policiers yi nekkuñu fa woon te ñoom ñoo defoon appel.
waaw. kon ña la ñu daanoon ñaari ati kaso yi tëdduñu ko. kenn daanaka sax juge ba dafa mujj xool procureur ne ko dalalal suma xel ay policiers mënuñu réer. ñu ne dañ koy dàq dañ koy renvoyer maa ne man duma ci opposé wu parce que dama gëm ni nit loo mënti def ak luñ la mënti jiiñ dañ la war a jox facilité yi nga organiser sa défense. d'accord facilité nga def waaw mu ñëwaat il faut ñu dugg nag ci politique bi. ñu woote en résumé rek ci tënk ñu woote waat mbir mi policiers yi ñëwaatuñu. léegi mbir mi mu ngi ñu war a ñëwaat ci le 17 décembre bii di ñëw. bi gannaaw suba la. maa ngi am yaakaar ni peut-être comme ñoom ñoo defoon appel. dinañ ñëw parce que mbir mi tiis na famille bi juróom-ñaari at ñu dëggandiku parce que yoon daanoon na Sénégal état wu Sénégal parce que comme ñoom état lañ doon liggéeyal yoon daanoon na leen pour ñu jox ndàmpaayu famille bi. waaw 20 millions ci suñuy koppar. ñu joxoon leen ko. mais ba léegi joxaguñ ko ba sànq ci suba jotuñu dara. d'accord loolu moo tax daal ma ne mënatuñu néggandiku. mais jaar-jaar la. jaar-jaaru histoire politique u Sénégal. mais le 17 incha allahu. mais di nga naan ataaya di nga ci kii. waaw damay naan ataaya. waaw doxal alaaj jërëjëf sëñ. waaw mais léegi xam nga waaw man baax waaw. donc ci tënk daal. waaw kay waaw foofu la yem. voilà parce que en résumé rek ci yooyu nga ciy tontu. parce que c'est très important ñun ñi xam ko. waaye li tax nga gën fee ñëw wala ñu gën ci waxtaan mooy le fait que nga bëgg a yenu réewum Sénégal gi jiitañu ñu. donc il faut que ñu. résumé rek parce que waaw dinañ ñëw foofu. mais dafa am ñu des ñu nga xam ni daf leen di taxawu fii ci réew mi. muy lan Alkali Cissé. Maka Maka kañ tëj Màkka. waaw. te doomu Sénégal la. waaw man xamuma ko waaye damay tëdd sama xol di jeex ndax mënuma ci dara. waaw avocat mi ci la bokk. waaw dossier fan la. waaw beneen ndaw sa wañu doon wax ni dañuy dagg loxo baak duñ ko dagg nag. yooyu fu mu toll en résumé. waaw man avocat Alkali Cissé la woon. Alkali Cissé nekkuma ci dossier wu Mbayang bi. waaw mën naa leen tontu ci Alkali Cissé. waaw Alkali Cissé ci gàttal. ma fàttali ni 2012. dafa bàyyeekoo fii Sénégal. war a def benn rendez-vous médical Dubaï. waaw jaar escale Casablanca ñu téye ko fa. bañ ko téye yóbbu ko ci procureur. dañu ko ne daa am ay tuuma yu ñu jël teg ko ci sa ndodd. waaw ñu ne loolu foofu biir Maroc. waaw waa Maroc ñoo ko woon. waaw ne ko daa am benn saoudien bi nga xam ne nee na da ngeen liggéeyoon. yow moom doo naan da ngay xalam moo tax. moom jëloon na avocat. avocat bi jóge barreau de Paris. ñoo porté plainte Sénégal. léegi daal loolu ci tuuma yooyu moo tax mu demaat. porté plainte dëkkam ba ci espace pan-arabe bi ñu lancé benn mandat d'arrêt pour moom ba loolu amee ñu bëri taxaw nañ ci dossier bi défenseur des droits de l'homme yi avocat yi ñu ne Maroc Arabie Saoudite mënatu leen téye ci parce que yoon daa am nu mu tëree au niveau international mooy bu ñu xesee juger benn nit ak fu ñu ko mën a juger ci àdduna bi bu jugement bi demee ba daanu kenn mënatu ko jëlaat loolu mooy kaawu Alkali Cissé parce que fii cour d'appel bi daf ko seetaloon ci tuuma yi léegi ñu won leen ko mais comme Maroc bëggul woon am problème ak Arabie Saoudite ñu ne ko daal dañ lay bàyyi nga dem Arabie Saoudite boo demee nga expliquer leen ñu foogoon ne affaire yi du yàgg ba mu yegsee foofu ñu téye ko yaramam naqari mu am fa feebar bu métti parce que daal ba muy dem sax dafa feebar léegi ñu jël ay tuuma yu fës teg ko ci ndoddam Sénégal yëpp ragal ni décapitation lay doon wala amputation ñun ñu taxaw ci dox ci ay jéego dem ba saisir groupe de travail yu ONU sur la détention arbitraire comme yaramam dafa tawatoon ñu saisir groupe de travail yu ONU sur le droit à la santé jëlaat aussi maanaam ku tawat nga jël ko tëj ko kaso te xam nga ne bu nekkee kaso du mën a faju mbirum xeetu métital la kooku jël rapport bi jox ko rapporteur ci tënk yooyu moo tax daal Arabie Saoudite maanaam finalement juróomi at lañ ko daanoo foofu ma nga foofu ci dëkk boobu mu ngi foofu parce que waroon mooy yéen avocat yi ngeen andiwaat ko Sénégal mu tëdd fi juróomi at yi gouvernement bi juróomi at yi jeex na gouvernement bi juróomi at yi jeex na 25 octobre bii passé la jeex année mu léegi la jeex
anamu mais ma nga fa ba léegi. mu ngi ci kaso bi ba léegi. mu ngi ci kaso ba parce que comme état du nangu daanu dañu ñëwaat jéem a indi beneen jàngat ne daal balaa ñu ko bàyyi mu dem comme ça waay nee na tam am na benn amende parce que maanaam mu ngi koy réclamer daanaka ay koppar yi nga xam ne tolloon na ci ñetti milliards est-ce que ndax mën nañu am garantie ci seen état que buñ ko bàyyiwee moom bu mënul fay état dina war a fay loolu nekkatul nag problème mu Sénégal ak nekkatul problème mu Alkali Cissé ak Arabie Saoudite mais problème mu Sénégal réewu Sénégal ak Arabie Saoudite lu tax ba wax ko xam nga dëkk ñun ñëpp dañuy voyager nuñ lay xoolee mooy ni la sa dëkk di taxawoo ba tax boo génnee sa passeport ñu respecté la ku la laal xam na ne du ci génne loolu dañ ko waroon a fësal ci cas yu mel nii ci situation lu tax ma wax ko parce que Sénégal suñu cour d'appel fii moo ne saa waay luñ koy tuumaal dara amu ci weexal ko ci donc mbirum autorité maqaama ak gëdd bu ñu war a jox suñu jugement donc Sénégal warta nangu ñuy néewal doole man dama jàpp ni bu nekkoon benn jugement bi nga xam ne Paris moo ko rendre wala États-Unis nuñ ko defee di du tag loolu ci gàttal kon fa la dossier bu fa la toll waaw ñu ngi dellu di am yaakaar que Sénégal dina gaaw delloo si xelam d'accord ñu dox fi nga xam ne moom lañ koy xam na ñibbisi nag doomu Sénégal la soxla nañ ko mais léegi bu ko état doxee dina ñibbisi bu soobee yàlla xam nga tey saa mi ngi wax ci mbirum Arabie Saoudite guerre Golfe ban année la woon en 92 c'était en 92 92 guerre Golfe ci Arabie Saoudite bii ñuy wax la woon rek daal entre Koweït ak Saddam Hussein ak yooyu suñu jàmbaar yi jóge fii dem nag xeex jàpp ci doon ay jàmbaar lool am ñu bëri sax ñu fa ñàkki bakkan waa barki démb ñoom jàmbaar yi ñëwoon ñu ngi doon marche pour lan parce que seen xaalis boobu ba léegi fayuñ leen ko te moom mii ci avocat jàmbaar yi la bokk léegi loolu maanaam daal dañ koo kumbukaayoo waaw ñeneen nee nañ ONU nee nañ waa ONU fay nañu xaalis ba ñëw na de waaye état Sénégal a joxewul xaalis ba léegi ñëw loolu lan la demee ONU fay na ak ñaata la ñu joxe ci koppar yi ñaata la ak wala daal maa la ko wax xaalis ba ñëw na loolu aussi waaw situation bu tiis la parce que boo xoolee waaw guerre Golfe bi ak léegi daanaka ñaar fukki at ak juróom-ñaar yàlla wëy na boobu kan moo fi newoon président Abdou Diouf kumbu kaayoon na ko kumbu kaayoon na ko secrétoo na ko Abdou Diouf secrétaire la yàgg na léegi nag militaire bu dem militaire yi léegi ku dem ñu fay la xam naa ci ay boo yu bëri ci la ñu tabax ay kër léegi boo demee mission balaa ngaa ñibbi si fay nañ la lépp waaye waaw mais taw waa jooju ña ca amoon xaalis ñëpp dem nañu ndox ma déet waay waaw kilifa gi fu mu toll loolu dossier boobu yow ñi di avocat yi waaw loolu daal ci luñ ci mën a wax moom mooy ñun def nañ ci ay gëstu def nañ ci ay saytu may dellu di rappeler rek peut-être parce que comme mbir mi dafa yàgg foog ñu rappeler lu xew waaw benn ci weeru août premier août dëkk Iraku Saddam Hussein dëkku Irak bi nga xam ne Saddam Hussein moo ko jiite woon ci tàng yooyu waaw dafa xëy daal ne beneen dëkk bu nekk ci wetam am pétrole bu bëri am koom-koom muy Koweït waaw ci moom la bokkoon ne da ciy teg loxo waaw ñu foog ne day wax mu jékki-jékki déployer ay troupes nangu ko loolu ba mu ko defee du Koweït kese la tooñ parce que ba guerre mondiale bi jeexee dañu teg benn kuréel bi nga xam ne moo ëmb mbootaayu xeet yi waaw ñu tuddee ko Nations Unies waaw Nations Unies waaw ñu teg benn ponk ñu tuddee ko charte Nations Unies article 2 paragraphe 4 dafa ne guerre foog ñu sib ko ci àdduna bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def parce que gis nañ jëye bu mu indi woon waaw ñu ne charte bu ci njëkk moom mooy
amatul benn dëkk ci àdduna bi nga xam ne am nga sañ-sañ di jaay doole utiliser doole ak quelle que soit sa puissance comme instrument de politique internationale. Donc ba mu jéemee nangu Koweït tooñul Koweït kese dafa jalgati dafa salfaañe àdduna bi waaw organiser riposte collective. dëgg la Nations Unies teg ay résolution ñu ne dëkk yëpp yi nga xam ne bokk nañ ci mbootaayu xeet yi nañu indi ay soldats parce que ONU ci boppam amul ay soldats permanents. waaw mais bu kaa amee day dem laaj ay soldats ñu yónnee ko. waaw ñu ñëw fii Sénégal. waaw laaj Tanguy Abdou Diouf. vraiment. Sénégal nee leen mën naa leen yónnee 500 nit ñu ne leen loolu baax na indil leen ñu ko ci lu mu gën a gaawee. ñu ñëw fekk suñuy nijaay fekk suñuy mag suñuy jarbaat. ay soldats lañ wante ay borom kër lañ. amoon naa ci goro. ay nit lañ avant tout. galas. ñu ne leen yéen. waaw. état def leen soxla. parce que daa am xeex bu ñu war a xeex. ñu ne leen lan ñu ne leen dañu war a restaurer l'égalité internationale. daan état bu jalgati yoon foog ñu indiwaat ko. andiwaat yoon ci dëkk bi. ñooñu dakkal seen àdduna. bàyyi lépp lu ñu doon def. wallaay bàyyi seen njaboot dem. bàyyi seen jeunesse. ndeysaan. dem dox ko. ba mu yegg ba jàmm dellu dem ci ba jeex yàlla def ba guerre ba jeexee maanaam dañu ne comme ñu ngi jege nii Kaaba gi foog ñu dem umra balaa ñoo ñibbisi. yàlla def que ba ñu demee bay ñibbisi. avion ba daanu raté décollage am. mu am 92 jàmbaar. yi nga xam ne jënd nañ ci àdduna. wallaahi mais contingent bi daanaka 496 personnes la woon. ñooñu ñëpp Nations Unies lu mu tegoon moom mooy ñëpp ñi nga xam ne dugg nañ ci guerre bi dañ leen war a indemniser parce que Irak. lu ñu tegoon comme condition pour dakkal xeex bi moom mooy comme Irak moom moo jalgati yoon. ñaari mbir moo mënoon am. soit Saddam Hussein du nangu condition yi nga xam ne moom la communauté internationale teg dañuy continuer daaneel ko parce que soreetuñu woon Bagdad. wala day nangu. mais sans condition lu mu nangu woon moom mooy képp ki nga xam ne loru nga ci. képp ki nga xam ne perte nga ci muy gàncax muy jur. muy dégâts environnementaux. moom da koy indemniser day joxe ndàmpaay. moom Saddam Hussein. Nations Unies jël benn résolution 1483 ñu tuddee ko pétrole contre nourriture maanaam dañu tëjoon buntu yëpp Irak. nee leen léegi dañuy jël seen pétrole di jaay benn xaalis bi dañu koy joxe ndàmpaay beneen bi ñu jëndal leen ci li ngeen di dundee jox leen ko. donc koppar yooyu maanaam matoon na. waaw 500 milliards. yi nga xam ne yi nga ñoo génnee ci foofu. ñu tas ko ci àdduna bi. Sénégal jot nañ li nga xam ne moom la ñu waroon jot. 500 milliards dollars wala CFA. 500 milliards CFA. CFA. voilà yi nga xam ne ci indemnisation yi la waroon nekk. mais ci koppar yi ci boppam yu Sénégal waroon jot ñoom li nga xam ne mooy seen pàcc jot nañ ko. am na général bu mag bi nga xam ne fii. laataa moo faatu. nee na xaalis bi jóge ne Nations Unies. dugg na Sénégal dugg na Sénégal. boobu jamono ku nekkoon ci nguur gi nga ne. mais nguur gi boo ko joxul ñi fi nekkoon ñoo ko joxul. ñoo ko joxul ñu ko yéene loolu nekk lu tiis lu metti parce que ñaar fukki at ak juróom-ñaar a ngi nii. ñi nga xam ne dañu bàyyi ay baayo. bàyyi ay ñi nga xam ne ay soxna lañ. dañuy daw dépense. kilifa gi di daw lu yaar. loolu leer man li ñuy def ñoom li ñuy def ci bàkkaar. ñoom bu ñu dee laa ñooñu laa bëgg a seetaan man ñooñu. non loolu li nga wax nii leer na naññ. xam nga luñ ci intéressé woo. waaye ba yàlla jàpp leen. mooy ñu xam ne somme bi temps la woon ci ay milliards. milliards yooyu am na fi pàcc bu waroon a ñëw Sénégal. te am nañ ay firnde na ñëw na Sénégal. au lieu ñu jox ko ñi nga xam ne dañoo demoon jaayante ji. bàyyi seen njaboot bàyyi seen doom joxuñ leen ko. ñu am audace di ko lekk. ñi bu fekkee am na et c'est vérifié ñi ko def billaahi wallaahi. dégg nga ma wax la suñu borom. gone wooye wuma ko. xam ñu bon nañu waay. ci temps wu président Ablaye Wade. waaw Thiaw ak ci jamonoy président Macky Sall. waaw la gone yi commencé jot yooyu di gis koppar yi. da nga daan dem mission ba ñëw man sama grand frère dem na mission Liban Pape Samba Gueye. Liban. kii Gorom dem na mission. waaw Galas grand Galas. waaw
waaw da nga daan dem ba ñëw ni nga demee noonu ngay ñëwee wala di lijjanti nekk mission di lijjanti dépense bu ñu la toggalee sa kër loolu man xale la wu ma ko ci président Ablaye Wade la ñu commencé mos dara ak ci président Macky Sall ci président ñii gone yi balaa ngaa dem jot sa ay millions am sa dara waaw am naa ñu bëri ñu ma ci xam ñoo xam ne def nañ ci yu concret waaw mais ñuufu waaw ndool tooba na ko daan kumbukaayoo gone yi daanu ñu jot naada ñii di indi ay lafañ ñii di indi ay colonne vertébrale yu moxoñoo ñii di dof mais bala fetal di rëtëtëti ci sa kaw misil yi naan piw te boobu xamuñu guerre ñun sénégalais nga yóbbu doomu jàmbur di ñii dof ñii lafañ ñii seen jabar dem ñii seeni doom tas ñii seen famille yi tas nga tëdd ci xaalis bi après ne yow boo dee léegi nag président nag kër yi nag ñooñu lañ war a woo kër yi nag mais Ndiaye ñooñu lañ leen war a woo kër yi nañ dem rek waaw kay ñi ñu war a woo kër yi ñooñu noonu mais Ndiaye état continuité la état continuité la waaw donc ndax gouvernement bi fi nekk waaw pare na pour fay gars yi xaalis waaw mais non parce que damay bañ mooy lekk ma ko woon ay 500 milliards fan la ko gouvernement léegi dox ak réew mi nga xam ne booy ci di dee damay bañ ñu jën ko Macky Sall kat xam nga gars yi ñoom gaaw nañ ci loolu laay daanelee. kam ñu jën ko président ngeen ma waaw acca daaneel après ñu dugg nag ci yéen daaneelal parce que xam nga ci weeru juillet bi passé man ak suma naataango Assane Diomba Ndiaye waaw def nañ fi benn conférence de presse ci siège u Amnesty International waaw ak collectifu jàmbaar yi ñi nga xam ne ñoom laa nekkaloon ci marche bi place de l'Obélisque ci fan ñaari fan yi passé dañu waxoon ne daal mbir mi mënatuñu néggandiku parce que daanaka ci yoon ñetti at moo leen dese ñu prescrire c'est-à-dire dootuñu mën a laaj seeni yelleef que ñun fanweeri fan maanaam jiiru weer la ñu joxoon état waaw pour mu wax est-ce que dina fay tontu ci sa laaj bi parce que comme ni nga ko waxee état continuité la wax bu ko deful ñun dinañ jël suñuy responsabilité dinañ def la ñu war a def ba ñu waxee loolu am na kenn ki nga xam ne fii la nekk yor ONG Mactar Gueye ngeen xam ko mu nekk Jamra moo nekkoon facilitateur rencontré na premier ministre bi ak collectif bi ñeenti yoon rencontré na ministre des forces armées da nga yàgg Europe déet waaye waa kaas yi moom boo paree yàgg koy delloo nag da ngay gën a tax ñu rus la rek xool naa la ba sonn delloo kaas bi waay moom boo yàggee Europe naa ne tubaab ngay naa ne ex président de la waay delloo kaas bi waay jox ko kaas bi ah fii du Champs-Élysées waaw on poursuit déglu baa ma delloo kaas on poursuit ba dama foog ne kaas bi pour man kese la pour après deuxième pour faat fii Sénégal kaas bi ñu neen dañ ciy naan di waaw du yow rek a ciy naan waaw léegi li ma doon wax moom mooy ba ñu defee conférence de presse bi am na ay jéego yi nga xam ne gouvernement teg na ko parce que jot nañu def réunion au plus haut niveau premier ministre ñeenti yoon ak collectifu jàmbaar ministre des forces armées Augustin Tine organisé na rencontre ak haut gradé wu armée bi yëpp bëri nañu woon ñoom ñëpp ñu ngi fa woon dem nañ sax ba teg benn kuréel bi nga xam ne commission lañ ko tuddee woon donc amoon na ay jéego ñi nekk wante ba ñooñu defee lu ñu war a def lépp signature bu mujj bi ku ko yor mooy ki nga xam ne moom la sénégalais yi tabbu fii muy président de la république son excellence mais ñaan yàlla remplacé ko muy Macky Sall waaw waaw ci la ñu dugg nag voilà mais kooku depuis 2010 depuis 10 septembre maître ñu ngi koy xaar répondre loolu moo taxoon comme néggandiku nañ ñetti weer ñaari fan yi passé ci talaata bii passé jàmbaar yi wàcc ñaxtuwaat fàttaliwaat ko comme léegi ñoom defuñu dara ñun ci semaine bii di ñëw suñu liggéeyu avocat dinañ ko tax Aziz état metti na torop parce que yow bêtise ba sa morom defoon ba dem 92 yow la yow keneen jàll na fi ba yow nga ñëw yow yaa koy fay
ak fu réew mi mën a toll. waaw. jàllaleel kaas maître bii bu ko téye nag bii dama la ko spécial xam nga man damay dëpp. d'accord yaa ngi troisième laay njëkkee wàcc deuxième soog a léwal. yaa ngi Usain Bolt ataaya ji de. yaa ngi ko Usain Bolt Usain Bolt amaat nañ beneen gan gu. boo rëy. ay kii nar a ñëw. wala la ma fuula ku ko inséré wul bu la xaaral ma jox sa waay ma xam ne da ngaa sax wala la ma fuula. non man xam nga rek man moom. jëlee rek léegi sama sibiraas amul benn problème du ma naan ataaya moo tax. amul problème jëlee rek. lukkin sibiraas waaw jëlee. Sibaraas. lukkin. lii mooy Sibaraas. xam nga ataaya bi lu ma ci neex. waaw warga bi. da dul tee filacha. tee filacha du dog. waaw te day ñëw. waa Ousseyn ñoom Sénico. waaw di andi tee filacha ñu koy ataaya tee filacha du dog du am poussière. waaw. bii di ñëw tee filacha laa lay andil. est-ce que du moom nii. léegi yow kilifa gi du filacha. te Ablaye Diop kilifa xaas. gi Ablaye Diop xaas nee na ab jinne lay. Sénégal jinne yaa ngi ñëw bu kenn ne bu leen wax loolu. waa léegi ñëwal ci kii man daa am lu ma ko bëgg a laaj. kilifa gi. ñu dugg ci président gi. waaw loolu laa wax. jawal. yow. waaw kilifa gu màgg gi. réew ak ni mu diisee. liñ fi wax ni. sam ñàng toll na ko. xam nañ am nga ñàng mu yor réew mi. wax dëgg yàlla. mais li may laaj mooy. mera la ko tax a def. am vision. am foo bëgg yi réew mi yóbbu réew mi la ko tax a def ñaar yooyu laa la bëgg laaj da ngaa mer am lu la merloo ci réew mi doyu la. nga ne da ngay ba France ñëw. di xeex loolu pour nekk président wala da ngaa am vision yu rëy yoo xam ni da nga ko yéene réew mi. loolu ñaari laaj yu am solo la. waaw. laaj bu njëkk bi mooy lan moo ma pousse ma def politique. waaw. man aw ma benn compte bu may réglé ak kenn. c'est bien. aw ma xar ma yàlla ak kenn fi. waaw la set wicc. man xëyuma rek ne dama gént ne maay nekk 5e président. gént. non nee na xëyul rek gént. xëyul rek géntu ko mais am na ñu ko gént. da koo togg. am na ñu ko gént. am na ñu ne dañ ko gént. géntu wóorul dama de. toog xeex bi nga xam ne defoon nañ ko 2011. ba 2012 changement am. ma xool ni Sénégal changement am na 2000. changement amaat 2012. chaque fois bu changement amee yaakaar day judduwaat. man ci nu ma ko jàngatee. peut-être keneen mën na maa ñu am même jàngat bi que man mais nu ma ko jàngatee. chaque fois bu ñu dawalee tuuti rek. yaakaar day tasa. ma xool ni problème mu Sénégal nekkatul régime bu ñuy gëzëm yëngal mu daanu. du loolu. mbir mi romb na foofu. mbiru système la. ñi koy wax bëri na mais est-ce que ñu ngi koy jëfee. mbirum système bu ñu waxee système nag moom mooy dafa jot ci langue politique bi fii. mu am nit yu bees yu wàcc ci langue politique bi. yor xam-xam bu bees. yor càng bu bees. mën a ñëw ànd ak àdduna bu bees. parce que ñi fi nekk. ñi nga xam ne boo xoolee daanaka même nit ñi ñoo ñuy jiite. dañuy nekk ci parti tas parti mer génn def beneen parti. boo xoolee sax sénégalais yi tey xam nga Sénégal fii. parti majoritaire du APR du beneen mais c'est le parti des 100 partis sénégalais yi nga xam ne nekkuñu ci benn parti. ñooñu laa dem déglu laataa ma taxawal 5 parti politique. ba ma leen laajee lu tax ngeen banque seen loxo ci politique ñaari mbir lañ lay wax. politique fii. nu ñu koy defee dafa salte boo waxee politique ñu ne scandale politique règlement de compte saaga wante xasta wante yoon ñu déglu leen ñu ne ñun mën nañ leen jubale ak politique parce que da ngeen dem ba féewaloog politique mais loolu du politique politique vision la war a nekk mooy ñaareeli laaj loolooy dëgg maanaam tey sénégalais yi waaw lu tax man ma tuddee sama parti union sociale libérale. comme Macron sax nga Macron de nee nañ de Macron nga fi bëgg a andi ci réew mi. waaw waaw ok waaw union sociale libérale sociale libérale. nañ ko déglu rek. Macron ne woon na sociale libérale. waaw yow nga dolli ci union. union. mais man loolu. laataa Macron di ko constaté. 2014 man la teg sama parti. 2014 jot suma récépissé 2016 la jël réew mi moom France. yàggul. yaa ko jël ba bu koy jël man. jot naa suma récépissé wu parti. mais pour wax la ne gis-gis bu mu am man moom laa am. parce que adduna dafa toll fi nga xam ne. muy Sénégal muy France. nit ñi seen yoon nekkatul nga nekk libéral wala socialiste. xam nga lan moo leen yitteel. moom mooy. am nañ ay jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkantoo. yan xeetu saafara nga ci nar a indi
maanaam mu nekk ay recettes yi nga xam ne saafara bi mu nekk socialiste wala libéral seen yoon nekku ci. tey Sénégal ñoom et loolu moo tax ma jàpp ne yaakaar dafa tas. dañu ñëwoon ñu ne dañuy def benn président bi nga xam ne day ñëw sur la base d'urgence prioritaire. loolu mooy lan mooy nit moom ci àdduna fu mu mënti doon ñetti mbir la soxla ñàkk jëriñu mu am xëy bu feebaree mën a faju ak liberté. lëndëm leerlu. ak peut-être kër fi nga xam ne mën na fa suturloo ak njabootam. dëgg la. man sama parti noonu laa ko tudde woon. xiif lekk lëndëm leerlu. feebar faju. voilà donc kon yaa ngi may jox dëgg. loolu nag sénégalais bu ñu ñëwee tey ma jàpp ni fii Sénégal ñu bëri ñu ngi faatu xaalis moo tax ñuy faatu. ñàkk xaalis. ñàkk xaalis. loolu dafa ñaaw. non fii Sénégal kenn waratu fi faatu parce que amul xaalis. parce que ak yelleefu doomu aadama bu njëkk. mooy wërgu yaram droit à la santé. droit à la nekk santé ci boppu nguur gi tey ne priorité mooy tabax ay autoroute tabax ay TER ak ay arena alors que boo demee Fann boo moytul tey ci guddi dina am ñi fi jóge parce que joxuñu leen seen garab wala nga accidenté ba sa tànk damm boo ñëwee dañ lay laaj ndax yoon nga koppar boo yorul koppar bu ñu xamee ne ci wal ñu jàllale la wala ñu bàyyi la feneen dama ne fii bu dee dañuy ñëw ñun bu ñu jëleen bopp nguur bi bu dee dañu war a faj nit wala ñu tabax tëli man damay faj nit ki parce que comme ni ñuy wax njëriñ doo fekki ñu naan émergence 2035 ma ne leen mais d'ici 2035 foog ngeen di lekk foog ngeen di naan foog ñuy fay luyaas foog ñuy faju donc yooyu moomu pousse ma jàpp ni priorité yi ñun seen doxin ak seen priorité bokkul ma jàpp ni sénégalais yi yeeyoo nañ méngoo nañ leneen léegi yow yaakaar nga ne am nga chance tey conseil constitutionnel valider sa candidature. waaw man de maa ngi. yow bëgg nga signature yu doy. waaw maa ngi dellu di rafet njort ne. conseil constitutionnel xam nga daa am benn géwél bu mag. bi nga xam ne Sénégal ñëpp a ko xam. ñu xamee ko benn woy. mu ne président de la République gardien de la Constitution. conseil constitutionnel mooy vrai gardien wu constitution. donc dama jàpp ni ñoom ñoo war a garder constitution. constitution moo war a wax ci yan anam la ñuy fale suñu njiitum réew. matal nga signature yi. ci parrainage bi. yàlla def na ni batal nañ ko tey ci suba maa ngi woon conseil constitutionnel. def suma déclaration de candidature. tabbu suma mandataire. mais mbir mi dama jàpp ni. loi parrainage bi foog ñu xeex ko ba fu mu mën a yem. moo tax ma attaqué ko ci cour de justice de la CEDEAO. parce que loi bi ci boppam. ci guute lay yóbbu dëkk bi. ma jox la benn firnde bu ndaw rek bi nga xam ne ñun ñii. mën nañ ci xam jarul sax ñu dugg ci ay considération xam nga loi bi dafa ne pour nga nekk. yaa ngi may wax mbirum signature. pour nga nekk candidat da nga war a dajale ay signature. mais Sénégal fii ñi nga xam ne am nañ benn signature bi nga xam ne du changé bu stable mais bëriwul. boo xoolee suñu nijaay yeeg suñu jarbaat yeeg suñu maam yi. am na ñi nga xam ne seen carte d'identité dañ ci bind ne c'est pas signé. xam nga bu ñu ñëwee ñu ne leen dañuy wut parrainage laaj nañ leen loolu ñu ne leen boo leen gisee ne c'est pas signé mën ngeen jël ma ne leen déet parce que yoon. loi bi dafa ne da nga war a wut ay signature yéen ñëpp da nga laaj ndax am nga signature waaw kenn waxuma non signature mais boo jëloon million ngi non signature matul sax benn signature benn problème a ngoogu fii amul benn sénégalais bi nga xam ne parrainé na nit mën na fëgg dënnam ne suma parrainage dina jàll parce que wóoru ko ne bu conseil constitutionnel tapé signature bu ñu nar a gis ci carte d'identité dina méngoog signature bi nga xam ne sax moom la defal waa ji nga xam ne moo ñëwoon parrainé si ko kon daal da nga gis loo xam ne c'est pas bien. loolu mënta nekk ñaar mbir moo mën a am. oui soit conseil constitutionnel. day def liggéeyam ba mu mat sëkk. c'est-à-dire day xool ko bu signature bi méngoowul mu rejeté. daanaka boo jëlee 80% yi dina ko rejeté comme nu banque di def. boo signé. chèque signature non conforme. bu conforme dañ lay woonee la. non conforme wala rek mu bàyyi noonu. auquel cas loi bi jëriñul dara. parce que ci yoon.
lenn rek moom war a mën a wone sa consentement. lenn rek moom mën a wone ni d'accord nga. mooy ni nga xaatime. xaatim boobu nag bu amul ñu ne c'est pas signé amul lenn luy firnde juge bi que fekku ñu kenn jël carte d'identité bind joxe. loolu moom gis nga li nga wax nii il faut que am ku nekk ci mbir moomu. ñëw toog ngonal bii. ku ne ci nguur gi. ku maîtriser parrainage bi. na ñëw fii tamit gën a leeral askanu Sénégal bi. parce que loolu yoon la ñëpp loolu ñu question bi mais man xam nga jël boppam réew wala dem campagne ba léegi ok na la conseil constitutionnel validé. na nga am signature parrainage yu doy. loolu yëpp na nga ko am waaye yow ndax da ngaa ku ñeme nag dañ laa déy da ngaa am ñu la financé wala da ngaa yor xaalis. wala parce que mbir mi xaalis la de. loolu tamit campagne c'est beaucoup d'argent. metti na de campagne présidentielle moom. man du lu ndaw. waaw boo jëlee yooyu koppar gisoo saag bi. boo jëlee yooyu koppar saag la indaale de. saag bi waaw ko yooyu da wala daa am ñu ne ci suuf di la pousse wala. xam nga boo amee li nga gëm. nga jàpp ni da nga war a indi ay coppite. doo bàyyi nit di la pousse. parce que ku la abal ay bët. foo ko neex ngay xool. wax nga ko. dëgg la. donc loolu moo tax ba ñu ñëwee teg parti bi ñu ne ñun dañu bëgg a ëndal doxin bu bees foog ñu demee demin bu bees demin bu bees boobu moom mooy parti bi du man kese am na ñeneen ñi nga xam ne samay moroom lañu man fii laa juddoo ci dëkk bi yàlla def ma màggee Pikine jànge lycée Limamoulaye am fa suma baccalauréat def suma université Cheikh Anta Diop Dakar laataa maa dem tugal jàng fa ba doctorat dem def suma spécialisation à la haie liggéey foofu. cours de la haie. mais yàqalul ni sama xel ak sama yéene mosta jóg ci Sénégal. ni ma ko amee ci la ko ñu bëri amee ci diaspora bi ñi nga xam ne ñu ngi États-Unis nekk ay médecins. ñi nga xam ne ñu ngi France nekk ay banquiers. wala ñu ngi Europe. ñooñu yéene bu ma am. moom la ñu am ñooñu jàpp nañ ni mbiru politique bu dee dañu bëgg a changer système bi foog idée boobu jóge fi c'est-à-dire foog nga nekk ci système bi jalgati yóbbu xaalis pour financer campagne wala foog mu am ñu jóge sa ginnaaw. mbir mi metti na mettiwul. ci mbirum parrainage bi am na ñi nga xam ne daanaka noonu lañ ko jàppee woon. dañu ñëw ne ñu yor naa nangami parrainage mais foog ngeen jox ma xaalis ñu ne leen ñun duñu jënd parrainage. danañ ko tàmbal parce que loolu lañ tàmbal. dëgg la buñ leen ko waxee dañ lay jéem a néewal doole. mais après seen boo leen waxee parce que ñun politique bi ñëwuñu pour daw pour jël nguur tiitaluñu. waa maître. wante ma daaneel rek. wante politique bi dawuñu pour ci dañu ko ñëw ñu ne duñu forcer kenn duñu neexal kenn nit ñi foog nga wax leen dëgg mais ñu teg ko ci ngor ñun ci ponk yooyu. ci sa laaj bi ñun suñu biir ñooy organiser jël mbir mi as maître waaw maanaam campagne dañuy cotiser campagne jege askan wi def ci bokk waaw ñu bëri ci ñoom dañuy laaj réew mi di campagne defe ni diggante Dakar laak Thiès ak Tivaouane ak Xombol ak il faut ngay dem au fin fond du Sénégal maître ñaata gox nga dem ak ñaata dëkk nga dem yoo xam ne xam nga ni comme da ngay dégg Bougane Gueye Dany naan j'ai parcouru plus de 5000 kilomètres ñii naan ay ñële ñaan j'ai parcouru plus de 100 ñangam ni kilomètres maître ndax jël nga sa oto yi dugg ci àll bi dem fekk waa Fongolimbi nga xam la ñuy dund fan yi fanaan la ñuy def dem gannaaw Linguère ñaata kilomètres nga parcouru def naa ay kilomètres yu bëri li nga wax laaj bu am solo la parce que ba ma sañcee parti bi ñu bëri dañu jàpp ni waaw daanaka sax tubaab la dégguma wolof waaw ñu bëri dañu jàppoon ne sax dégguma séer waaw ba ma tegee parti bi 2014 waaw man defuma suma lancement waaw tout de suite maa ngi ko def 2016 waaw dama xar ba jot suma récépissé waaw ci diir boobu dañu jël parti bi di samp ay kuréel ay cellules ci dëkk yi ci 14 régions yi ci 600 communes yi ñu ngi ci plus de 400 universités yëpp ñu ngi ci ba ñu defee loolu ba pare xaaruma élection ñëw pour ma commencer nemmeeku ñu jàpp ñu ne ñoo yor solution parce que dama jàpp ni comme ni nga ko waxee waa Fongolimbi boo bëggee saafara seen mbir foog nga déglu leen d'abord parce que ñi yeewoo ci gox bi ñoo gën a comprendre. non pour aller plus vite dama ne dem nga fa yow système bi nga may wax nan ngay waxtaan ak moom laa la wax waaw
lu la koy firnaal. waaw waxantuwuma. waaw boo demee suma page Facebook. waaw di nga gis tournée yu ñu def. waaw dem toog ak askan bi ni ma toog ak yow nii di naan ataaya. laataa maa génn sax Dakar dama ko def ci 50 communes muy Pikine muy Kër Massar muy fépp ñu commencé région wu Thiès boo xoolee sama élément jàll na semaine yi passé ci yéen maa ngi woon fan nga dem fu gën a sori ci Sénégal maa ngi woon Ndiaganiao non dama lay jox exemple nekkul fu gën a sori mais daanaka ci 14 régions yëpp ñu ngi def ay tournée matal lu ñu lépp nag parce que mënoo parcourir Sénégal bi yëpp. très bien mais am nañ benn stratégie bu moo ñuy permettre que bu ñu dundee lii dañuy ciblé waat feneen ne foog ñu xam beneen réalité maanaam jox la ci misaal boo ñëwee fii Dakar boo bëggee commencer tournée ñëpp dañ lay daan jëndal ci àll bi nga dem mais boo xoolee sénégalais yi boo jëlee ñeenti sénégalais daanaka benn sénégalais mu ngi yeewoo fii. te tey gox bi nga xam ne moo ëpp nit nekkatul sax Pikine Est ak yooyu mais Kër Massar ak arrière fond Kër Massar extension ñooñu ñëpp nemmeeku nañ leen. c'est un problème réel foofu la ñuy yem mais xam nga waa ji lan la leen di def ñoom. day jëm ay jël ay tantam maa la ko wax de moom président bi ne fii. ay tante di fanaan ci àll bi foo xam ni. ñu bëri waxuma moom quoi ñu bëri ñuy wut présidentiel boo leen nee bu timis jotee ñu ni dañuy fanaan foofu ñu ñam seeni tànk duñ fa ñemee fanaan ak waa gox ba du ñu lekk li gox ba di lekk du ñu naan li gox ba di naan bu 5 heures jotee dañuy tafee seen discours yi daw ñam seeni tànk génn dëkk ba te waa ji daf fay fanaan ak ñoom waaw oui ba léegi yow waaw léegi kilifa gi. comme que temps bi la des bëriwul. yow. mën nañu xaar ne Abdoulaye Tine. avocat au barreau de Paris professeur de droit international université et tout ah nekk njiitu parti USL mën nañ xaar di nga liggéeyandoo ak président de la République. Macky Sall waaw. déedéet. lu tax lii la ko waxee. ko waxee deuxième tour bu ñëwee doo ko yàkkal doo def dara. déedéet. fii la ñu waxee kon doy na fii léegi kon donc benn question ñuy des ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw. sa relation ak Abdoulaye Wade parce que dégg naa ne recevoir na la Versailles ca palais ba ah di la laaj ci mbirum Karim Wade ak yooyu sa relation ak Abdoulaye Wade sa relation ak Karim lan la après nga tàggu waa Sénégal. waaw aw ma benn relation bu particulière ci ak Wade wala Karim. àdduna moo ñu boole sama engagement moo ñu boole. parce que wax naa leen collectifu victime yi. ñoom Mamadou Diop. nguuru Abdoulaye Wade ñi ko doon xeex ci la ñu bokkoon. mais man avant ma nekk politicien dama nekk défenseur des droits de l'homme. des droits de l'homme. du ñu jeng nag. du ñu farfar. dañu demee ba nga xam ne ñoom ñoo yoroon nguur ji. mais dem nañ ba gis ne ñu ngi salfaañe seen àq ak seen yelleef. ba ñu woowee wax leen ñun dañoo wax. parce que dañu jàpp ni état de droit ponk yeeg charte yi warul di changer selon nit ñi. maanaam luñ la mën a tuumaal ak loo mënte def dañu bëgg ne bu dee dëgg la ñu jaarale ko ci yoon. même fii nii mos naa fi ñëw ak Alassane Samba Diop. question directe 2012 la woon 2013. ñu bëgg a indi CREI bi ma ne ko boo leen indee CREI bi di ngeen yàq lu bëri. parce que li ngeen di jiñaate xaw ma ndax am na wala amul. mais bu dee da ngeen bëgg a jëlee ay koppar yu nekk bitim réew. foog ngeen jaarale ko ci yoon. parce que sinon du jar dara fële. pour tontu sa laaj moom mooy bañ demee ba procédure bi jeex fi ay avocat wu Karim Wade dañ ko internationaliser. yóbbu ko groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. yàlla def foofu jaar naa fa am na xam-xam bu ma ci yàlla jox spécialiste la ci droit international. ba ñu demee bay yegsi ci mbir mi foofu. ba groupe bi joxe avis bi man yàlla defoon na ne yàgg naa yor ci sumay loxo ay avis yu mel noonu. donc mënoon naa jow am naa xam-xam bi nga xam ne permettre na ma wax Sénégal parce que ñenn ñi c'était la première fois ñuy am avis. ma expliquer gouvernement bi porté wu avis bi expliquer ko opinion nationale bi. toog nañ du benn yoon. ñaari yoon ak moom ñu waxtaan bu rëy. waxtaan ci yu bëri ci erreur yu am fii lu mu nga xam ne
moom satisfaire na ko c'est-à-dire kontaan na ko ci réalisation. ak erreur yi nga xam ne moom nangu na def na ko. nangu na def na ko. mais yi nga xam ne moom bu sañoon ñun génération bu bees bi. dinañ ko réussir ak ci yeneen anam yi nga xam ne lan moo tax mu mujj féewaloog yenn président yi ak lan li nga xam ne moom la ci rëccu. mu dénkuñu ko man nag du ma jëndee dénka. dëgg la wante li ma ci jàpp moom mooy que ancien président la il fallait ñu wormaal ko. bu dee dëgg moo ñu tax a jóg. du ñu ragal a far. ba ma demee ba gis ne état wu Sénégal nekkul ci yoon. dama dem ne ñii ñoom nekkuñu ci yoon. yéen ni ngeen war a def pour seen àq ak seen yelleef ñu reconnaître ko dañ ci dem ba jeex. ba Karim Diène woo na ma remercier ma ci implication bi mais xaaruma ci dara parce que dama jàppoon ne lu ma waroon def la. jërëjëf. en tant que avocat. après aussi maag Ablaye Wade def nañ fi benn conférence bu mag maa nekkoon conférencier bi Paris sur l'état de la démocratie ci la doon wax mbirum hymne national bi. hymne national bi rek lañ ci dégg mais débat bu am solo la woon parce que booloo mu ngi lu mu bëggoon ci hymne bi. hymne bi da doon wax ne dañ ko war a changer. attention voilà. mais yooyu rek la. waaw xam nga journaliste yi tamit. mais waaw mais am na lu gënoon a am solo. ñu war a wax waaw loolu waaw nga tàggatoo parce que waxtaan wi neex na. leer na. waaw waaye temps bi dañoo dab. dañuy jox rendez-vous Sénégal yi tamit bu kenn bougé. waaw bu kenn bougé dañuy dugg journal 5 minutes ñëw enchaîner ak. suñu beneen gan waaw suñu beneen gan gu nga xam ni Sénégal gépp a ngi koy xaar. waaw kilifa gi waaw. xanaa di leen jaajëfal ci dalal bi. jërëjëf jërëjëf. waxtaan bi neex na am na solo. mais xanaa ataaya bi neexul. ataaya bee ko gën a neex. tubaab la. d'ailleurs naan naa ko ñaari yoon. donc peut-être di dig daje beneen yoon. incha allah kontaan na ñàkkul ne ci peut-être jamono yi di ñëw. incha allah di nga ñëwaat. dinañ gisewaat di nga soobee yàlla. di nga ñëwaat leeral ñu fan nga toll ci candidature bi ndax validé nañ ko. ak yan dëkk la dem. di nga ñëwaat wax jàmbaar yi di nga dem. nang ma bàyyil ci Kébé mais nag sa Mamadou Diop. maa ngi carte yi maa ak Mamadou Diop. yaa ngi carte yi waaw jox na la Mamadou Diop donc. kilifa gi kontaan nañu lool. waaw waaw te it nag jàppal na wax nga fi wax joo xam ne waa ngonal nga ko wax téye nañ ko. téye doo ngeen mës a ànd ak Macky Sall. waaw nay leer. waaye nag Cheikh balaa moo dem loolu ba mën ngeen ko xaatim tey. waaw balaa ñoo dem bu la neexee sax ànd la ak ñun moom. fépp non la ñu non fare Sénégalais lañ. waaw fépp la ñu fare waaw. Badiane Sakura Wali waaw. xam nga grand prix de chef de l'État waaw. 100% deux roues ma ngay amee ca circuit de Baobab bu mooy moto Bandia yi moto yi. waaw mi nga am le 5 ak le 6 janvier waaw. mooy grand prix chef de l'État ñoom nee nañu nag seen thème mooy prévention routière et sensibilisation Très important. sur le port de casque. très important. Prévention routière, sensibilisation sur le port de casque ñëpp ñuy dawal deux roues nañuy sol ay casque. dëgg la loolu leer na ah. ñu ko ñu dawalul sax dañoo war a sol ay casque. ay moto scooter ak yëpp le 5 ak le 6 la grand prix chef de l'État ca cirque bu Baobab ba. jeex na. mais kontaan nañ. waaw kontaan nañ ci dalal bi. incha allah jërëjëf jaajëf nekk leen ci kontaan jàmm. nañ kontaan nañ. kenn ne bougez pas. jërëjëf maître waaw. bougez pas. ah maître jox nañu kàttan nag. ne bougez pas. waaw ah am nañu avocat de. am nañu avocat bu ñu kenn tooñ. da ngeen ko xam nag. am nañu avocat. avocat mi ngi waaw mi ngi nii.